sponsor a Gambian girl through SAG Foundation. We are placing girls on the path to success through education. Our aim is to realize a Gambia where every girl is given equal access to education to reach their full potential. This is how we do it through our model of affecting generational systematic change. This is Amy. She is not in school, an underprivileged girl excluded from school due to lack of financial support. The SAG Foundation enrolled her into school, and she is equipped with all the essential resources to have a quality education. Amy is now making a difference in her community. Amy is now contributing towards the generational systematic change. Education changes everything for a girl. mbokk yi maa ngi leen nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant di leen ziar bu baax a baax comme nañ ko dee defee rek saa su ne fii ci Elite Media tey nag moom suma gan bi nga xam ne moom laa dalal ba tey rek di nekk ci musique yi Gambia di oo artistes yi nga xam ne ñoom ñoo nekk Gambia di leen oo benn di waxtaan ak ñoom di laaj leen fan lañ toll ci musique bi tey nag gis ngeen ne ñu am fi beneen gan gu màgg man gan gu fi ñëw rek gan gu màgg nga ci man so ñu am fi beneen gan bu màgg mu ngi nii ñu ne Royal Massenja moom nag du ko dee spellé IR bi de dafa jël affaire si def ko AH bi sa ending ba nag Royal dalal naa la si Elite Media na nga def nuyu naa la waaw fay naa la bu baax a baax maa ngi kontaan bu baax si invitation bi ndeysaan dëgg la waaw di kontaan bu baax di ko rafetlu tamit jërëjëf di ko rafetlu bu baax xam naa ni moom xaloon naa jafe tuuteeg yooyu noonu déedéet yow sax yaa war a apologize nit ñi parce que tey moom ñëpp a ngi foog ne man maay madame Late waxal ne yow yaa Late tey boobu moom jël ko. non tey man maa Late te am na ba pare am ku ma jox 6:30 tamit Late na. waaw loolu moom am na waaye mu ngi nii waaye ba tey rek yàlla rafetal na ko mu ne ko yàlla rafetal na ko ñun ñëw nañ toog fii nii nag ndeysaan. dinaa ñëw dugg ci waxtaan bi comme rek lu bari rek comme nuyoo nga ba pare rek nga wax ñu tuuti si sa boppa rek wax ñu yow yaay kan ak yooyu wax ñu tuuti si sa boppa bala ñu dugg ci waxtaan bi rek. well Royal Massenja ma de ooye alias Ali Gueye maa ngi juddoo Banjul Tobacco Road yaroo Perseverance you know maa ngi jugee si famille géwél yaay géwél papa géwél si lii laa ju waaw si lii laa juddoo daal di def music and waaw si gàttal daal Gambian la si gàttal daal Gambian nga doomi Banjul jógee ca Banjul nga wax waaw ahankay laaj la tuuti rek musique bi balaa maa wax foofu sax laaj la education background loolu dama ko dee faral di laajte rek xam nga nécessaire wut waaye dañ ko dee laajte rek tamit well actually dama juddu fekk yaay kese suma papa ngee dunda waaye den fekk am jigéen ju mën góor mu doon yaay si ñun doon papa si ñun di ñu yóbbu school jàngalooñu waaye we went to a time whereby bi nga xamante ne dama ne okay I think this is not war a xëy dem school all the time xam nga yaa ngi am benn période boo xamante ne moom mooy daw every time all the time su dawutee dara du baax si kër understand nga si laa toon mu amoon benn waay bi nga xamante ne nii daf daan liggéey si benn compagnie Alaaji Giri Gara Banjul West Telecom foog naa West Telecom ñu bari xam ne Giri Gara Njaay so ma laa wax ne nii ma laa li nga xamante ne nii comme I was in the mid of my school foo xamante ne I was in grade 9 foo xamante ne nii I didn't further kooku dafa ñëw benn dee suma kër ma ne ko bro man dama bëgg a liggéey mu ne ma liggéey waaye yaa ngi dem school te ma ne ko no dama bëgg a liggéey because dama gis koo xamante ne nii mu ngi daanu di jugax daanu every muy sa yaay te mu óor ma muy suma yaay te mu óor ma ne kii nii war naa ko mun a dimbale understand nga ma ne ko yaa ñoo cappa ñu famille bi yëpp kii moom moo nekk di jug di dem ko ñëw xam nga mairie géwél yi rek doon dee toog xam nga so xam nga xew yeeg ak yooyu noonu ma ne ko man daal su ma sañoon daal maa ngi def music waaye dama bëgg a liggéey daal dama bëgg a jàppale suma yaay because xam naa ne nii education du passé du wees so from there si laa ko ne nii si la ma ne da nga bëgg a liggéey dëgg rek man ko dama bëgg a liggéey
dama xëy rek mu ne ma ne ñëwal moo nekk liggéey si noonu laa starté di liggéey dama koy ba scratch card yu daan jaay yu daan amee kumpo yi at yooyu gamsel ñun ñoo ko daan defar dama dem ba xam after machine bi ñu daan defaree scratch card gamsel Apple ak yi nii yëpp after boobu grade 9 boobu yaa ngi woon grade 9 exactly so foofu noonu la that's where I stopped everything and just try to help my mom so this is how my education background end up. I couldn't further my education, but thank God that I can read, I can write, I can do whatever I want to do. I can speak, I can communicate with my people. So this was the most important thing, and I'm thanking God again that tey li ma doon séntu pour bàyyi jànga pour dem dimbali suma yaay am doing yàlla mu ma see sutura ba nga xamante ne maa ngi mun a dimbali suma yaay bu baax a baax. So loolu ban age la woon? Actually it was age of around 24 to 25. Grade 9 doo mën a nekk 24 25 yeah? No. Okay, what did you say actually? ma ne boobu ban age nga nekkoon bi nga bàyyi school? No, bu ma bàyyi school that was around 21 yooyu daal. Bi nga am 21 nga bàyyi school? Yeah, exactly. Okay, it's a reasonable age boobu dem nga ba nekkal fi waaye ba tey rek mën ngaa jekkali school waaye ndeysaan mu neex lool so yaay moo tax daal nga bàyyi school pour dem pour liggéey pour jàppale ko macha allah. Exactly. xanaa su fekkoon da nga amoon ay raka xanaa da nga am ay raka? am na ñaari raka benn mag bu jigéen waaye nekkutoon Gambia benn mag bu góor sun taaw bi suma mag bu jigéen mu ngi woon Dakar so ñun lu nekk ñoo ko daan defal suñu bopp ñoo daan raxas bool ñoo daan tooga moo tax ñun ñu mën a tooga ñun góor yi because góor rek a fa nekkoon suñu raka bu jigéen ba xale bu ndaw yow mii mun nga tooga su ma mënoon a dem live wel ban nga mun wala ma benn ci nal la ceeb ngewel like seriously ceeb ngewel like seriously waa toogal ceeb bi ñu dégg naka la yow ceeb yaa mala di waaw toogal ceeb bi toogal ko ceeb soo jëndee sa léjum waaw soo jëndee sa léjum ma everything li nga si tooga daal maanaam tooga li nga njëkkaa def mooy rosi waaw soo rosee ba pare nga ñulug waaw soo ñulugee dugal sa ay léjum waaw that's the first thing you have to do léegi soo dee bam la óor ne def nga sa léjum def sa saf-safal yeeg yëpp dëba sa laaj ak sa yooyu noonu poobar yeeg yooyu noonu su dee jën la nga roof jën yi okay non royal am na góor yu fi nekk tey teg nga leen gàcce am nga yeneen jigéen yu fi nekk teg nga leen gàcce lii dafa demee soo roofee sa jën after su affaire yi dangaa dugal sa léjum yi su la neexee am na ñoo xam ne dañ dee fry jën bi am na ñoo xam ne du ko dee fry dañoo jël rek wala non mun nga nangu naa waaw loolu la demee daal loolu la demee yi nag non li ëpp na nangu naa win nga ñu defar sa ay bëggaj apaat bëggaj tamit la neexee suul nga defar sa suul tamit beneen boor lii ëpp na non royal kaay ma wala leena nag su ma ñëwee Gambia xam nga ne naa la invite ci benn waañ bu maaga ma ñëw toog nga ñu tes tooga bi loolu de yomb na yàlla kay yomb na yàlla kontaan torop nag di jaajëfal sa yaay di ko nuyu bu baax a baax parce que li nekk ci yow tey moom moo la ko jox moo ma yokk jom ji moo la yokk jom ji ankay so loolu moo tax bugga sa yaay benn ñaareel bi bugga koo dimbale parce que mu nekkoon ci situation nga ne déedéet du ma mun a toog noonu rek di seetaan xaaral ma bàyyi school pour def li ma def nii te li nga wax tamit nga ne ba léegi rëccuwuloo ko léegi kañ nga dugg si music bi music actually I started writing songs around the year of 2000 by then I was inspired by Rebellion Derrick Caller Born Africans
understand nga so and dama nekkoon xale boo xamante ne dama amoon mag boo xamante ne moom daf dee déglu music all the time reggae all the time so from there nag su ma dee déglu music and I start writing songs from there by the, 2005 si la start nag di record after but maa ngi woon si groupe maa ngi woon si groupe yeah dama daan just write songs ak yooyu noonu pour jox ko nit mu woy ndara nga you just write them dama daan bind rek danga bind di dajale rek dama daan bind rek di dajale so from there 2005 nag because I was in a group one group understand yeah I was in a group called Peace and Love Banjul waaye but ñoom ñëpp sénégalais leen woon xam nga ñu ñoo daan campé together ay ñawkat leen woon so ñun ñëpp Allen Street leen daan nekka together di defar song together xam nga so from there ni after ñu demee ba crew bi dem ba am ay 3 years I think suma fàttewute 3 years I think and that was around the 2006 to 2008 I think so wow around 2008 from there ma start di def suma solo career because the late MJ moo ma njëkk a wax ne ni I think yow da nga war a dem solo career because sa talent understand nga so from there nag laa start xam nga di def suma solo career daal you know okay waaye groupe bi soriwul leen ci woon lu bu baree noonu fesu leen woon ba nit ñi xam leen as the group no fesul noonu because actually ñoo nekkoon the biggest group in Banjul okay ban woy ngeen woy boo xam ne mun nga koo fàttaliku boo xam ne hitoon na ba ñëpp di ko woy Banjul waaw amoon na benn song daal ma xel bi fàtte naa ko but amoon na benn song bu woyoon Serigne Touba at Baye Niass but if I could recall dafa nekkoon song mu ne Amadou Khadi jërëjëf Mam Bamba sant nañu woo sant war nañu Mam Bamba Amadou Khadi yeah so foog naa loolu am na recall daal si suñu groupe track si waaw yeah that was the track yeah well ban moment nga jóg ne okay you know why you know léegi maa ngi liggéey waaye bëgg naa woy tamit nga dem ne da ngaa dugg studio pour woy ban moment nga feel loolu well su ma ne dinaa mën a fàttaliku loolu dina ma ne maguloo fi nag fii fàtte xëju fi no actually xam nga soo nekkee si groupe at after yow soo nekkee sa solo career cappa nga even 2 years duration sax diggante boobu li nga dee liggéey si music at li nga dee write si songs li nga dee record rek mën naa tax danga dee fàtte after li nga daan def before because understand nga sa activities yaa dee bari because even in 2008 maa ngi fàttaliku ne nii sax record on na songs with A9 understand nga def neen ay songs yoo xamante ne ni génneen nañ ko mu ngi woon YouTube understand nga so but then again the crew bi daal ñoo nekkoon the first crew yoo xamante ne ànd naa ñoom te MJ moo ñu record but I couldn't actually recall the day and the date yeah léegi danga bàyyoon liggéey bi pour dugg ci musique bi ndax yaa ngi liggéey at the same time nekk ci musique bi maa ngi doon liggéey at the same time nekk ci musique ba pare actually musique bi moo tax ma ñàkk suma liggéey after foo doon liggéey West Telecom kay wax nga ko yaa ngi liggéey West Telecom naka nga yow nga xam ne musique yi Gambia ñëpp a dee coono musique bi soriwul demul fenn amul xaalis lu tax ngay sàggan ba musique boobu war a yaaxa sa carrière war a yaaxa sa job bi waaye sant yàlla because after musique boobu noonu after liggéey boobu noonu li ma ci daan am après after musique bi man li ma ci am moo ëpp loolu ma doon am si liggéey bi macha allah because bi seen musique boobu noonu musique li tax ma bàyyi liggéey li tax ñu daa xam ma liggéey loolu moo ma yóbbu Europe ma dem toog lan moo tax ñu daaxa la music because actually what happened xam naa ne musique la da nga leetoon da nga bañoon a liggéey dama bëgg a xam the portion bi tax ñu daaxa no lu daan happen mooy all the time dama dee mën a dodge understand nga te su ma dojee rek ida ñu ngi am studio time te dama am pour dem understand nga ida am neen show wala dem neen si suñ show si nii wala rehearsal nii after ma campé boy late after suma late ñëw ne leen dama feebaroon ak yi but it was all about the music okay fine léegi ñu ñëw nag ci yow
balaa ñoo dugg dip si musique bi am na lu nga xam ne ko ñu jaar si ma gis dreads yaa ngi gudda ba sa suuf so which means ne dreads yi danga ko yaagaa am suñ nit ñi ñu am benn mentality suñ gisee nit ku dread ndax am nga challenges you nga face on just because of the appearance? Well, challenges it wasn't definitely hard for me because man soo ma gisee rek ma day ñeme yàlla def na loolu si man because nekkuma ko am ne dafa rof and bi ma doon kaale suma rasta yi dama waxoon ne okay man dama always make sure ne suma rasta yi dafa neat and I will always make sure that I will be very presentable in the front of people, and I will always make sure that it's always attractive and I can talk to people, I can go wherever I want to go with it. So man suma affaire mom suma direct si joxoon ma that tough time pour mun a communicate ak nit ñi ak dugga si place yi ma war a dugga si offices yi. So I end up even lin ma dee mujjee wax mooy ne okay but you have a nice dreads sa rasta yi dafa rafet bla bla because xam naa fundee dëkkar rastaman yi. Okay, moo tax ma laaj la ko fi dee dëkkar rastaman xam naa fundee dëkkar rastaman yi because rastaman moom suñ ko gisee ren daan hey kii daf dee poon. Du foofu rek because soo buggee dem uti sponsor suñ la xoolee rek mun naa am sañ reject la because of the appearance that's Africa fii. There's it. Why? But then again, duma dee am difficulties yooyu noonu. I definitely don't have those difficulties. I always things always come easier for me. Okay. Léegi ñu dugg si musique bi macha allah musique bi jàppale na la ba dem nga ci Europe dem nga tour naka la dem Europe bi ñëwee dangay dem xam nga tour bi ak yéen naka la ñëwee. Tour bi ni mu ñëwee mooy ku noo wax Maam Foon. He's from Sweden. maa ngi koy nuyu bu baax. Shout out to Maam Foon for that matter. te du ñëwoon nga ci benn cin bi. Benn cin bi ñëwoon naa I was performing. Okay, ñëw nga ci benn cin bi I remember because you're one of the people that Gambia ñu jógee noonu la jox xaay ci nga bokkoon I remember that. Yeah, so I think you even called live. I think you were yeah, so bi Maam Foon ñëwee dafa ñëwoon Gambia so bu mu ñëwee Gambia and mu bëggoon a def like exchange culture between Gambian artists and Swedish artists. Because of moom mu ngi woon ci benn organisation bu nekk foofu Sweden boo xamante ne ni ñoom dañ def festival all the time foofu noonu so bi mu ñëwee Hadi Faye man moo ma call you know so maa ngi ko delloo njukkal bu baax Hadi Faye moo ma call waaw moo ma call ne ma boy dafa am suma ay nit yu ñëw fii ñoom dañ bëggoon a def lu noo wax exchange culture boo xamante ne dafa nekk between Gambian artists and the Swedish artists so dama bëggoon pour nga ñëw meeting bi ta fii la so you can come ñu seet naka la no def so bu gaa bi ñu dajee village gaa wax ñu idea bi I was there Jisul was there Sophia was there Barhama was there and I think G wasn't there. No, G wasn't there, but ST came, I think. So, mun amee meeting bi and it was fruitful and it was a great idea. So, we all agree in the first concert bi fii in the Gambia, and the return concert will be in Sweden. So we did the first concert and it went good. At Moonroof, from there, Silen wax ne return bi dafa am pour happen and Maam Foon this is where everything started, you know, so nii la happen. All right, boobu si ngeen ñëw Sweden nga nekk on one of the biggest stages in Sweden. ñun ñëpp gis nañ ko benn cin bi di ko gërëmee Maam Foon te wax na ci Hadi Faye tam di ko gërëm bu baax a baax dina laaj rek sa music career right now fi mu toll yaa ngi under a producer ndax what man xam naa li ma xam waaye xam nga nit ñee ma fi teg so foog ma laajte yi question waaw dëgg yeah actually nekkuma on the benn level maa ngi work solo and working with my team Lena, shout out to Lena and Mustafa. Wow, yeah, so I'm working with my team from Nekani. We're doing everything for ourselves. Temange liggéey suma album bi at the moment with Cyboy, you know, so it will be released early September su neexee yàlla si lii laa nekk daal. si loolu nga nekk ba xam nga ñu ne léegi yow ban façon musique nga dee woy sax si ban musique nga dee yëngu. Si cadre musique dama ne musicien la
music bu nekk laa dee def but soma tam danga ma dee tam as reggae dancehall artist. So but I begin to realize myself that okay, I'm not just an artist. Duma just comme waykat comme ne dama bugg a nekk comme waykat comme koo xamante ne nii dafa specialize si benn genre duma that type of artist, understand nga. So dama realize ne I should be a musician koo xamante ne nii war naa mën a def any kind of music. Koo xamante ne suñ tegee balafong sa war naa mën a woy koo xamante ne suñ tegee tama war naa mën a woy because man suma culture ñun tar mbaaj leen xam. Waaw maanaam comme sabar comme understand nga. Sabar ci boppam ñun loolu leen xam understand nga. So the only reason lu tax ñun suñ boppa ñun suñ music bi ñi ko war a consume ko ben tey is because okay ñun den toppa ne okay reggae leen moo def te reggae bi Jamaica la jógee duñ mun a bañ ne Jamaica la jógee even su nekkee ne Africa la starté sa waaye duñ mun a bañ ne Jamaica la jógee duñ mun a def afrobeat boo xamante ne Nigeria la jógee te ñun xam ne Nigeria la jógee so soo gisee reggae ak afrobeat mu mun a penetrate international market bi because dafa am own sound am boo xamante ne nii daf laa woon ne this is from Africa because soo dégloo afrobeat da nga gis the sound it has. Understand nga déglu reggae waaye da nga xam ne this is like reggae and they're using their local language. Muy patois that broken English, understand nga. So the reason lu tax ñun suñ music still mu ngi stuck at one place is because we're not thinking of putting balafong or kora or putting other traditional instrument and try to have our own sound. Dang ma parel nak parce que xamal nga ne fofu dina fa duga laaj leen yéen mii lan moo tax ngeen jël musique bi rek moomale ko seen boppa di def ay wagwan mi brejien wayase una jom una lii una laa ñi ñee ci sonna way leen luñ xam wayal ñu way yow askani ngewel nga jógee taasul wala nga def yeneen yu so waa léegi parce que sama rama fi jaar parce que limu jaaree dama ko wax limu moo tax na nga pare yow so understand nga so waaye man dama nekk koo xamante ne ni man dama teel a realize ne okay man su ma jëlutee gis nga lu noo wax ngoyaan xam nga ngoyaan te du war ngaa xam ngoyaan. Waaw du gis nga ñoom yande ko du seen ndewe ngago joba do dombe jo jagugi bano do mando understand nga that kind of jakali tuuti because loolu talent la ñool mais ñu foofu. No, actually, what happened mooy ne nekkuma di use any word because kuku séeréer la but I'm just using the tonality. waaye mayaat bi si rek loolu dafa wone sa talent rek. maanaam okay. Mbaba jogo dubana job nyadundi lako manjob ndarika ye segem jago dumanda junande nyagdo sula mangumba ye njago jam so that type of posal gis nga li nga fi def léegi loolu jiko loolu artiste ko mun. That's music, yeah. No, that's music. Du ñëpp ko mun léegi imaginal yow loolu dañ ko daan dégg si ñoom yande koodu ak ñeneen léegi ñun loolu gisuñ ko sax ñu ko mun Gambie bu baree bari yow nga nekk góor jóge si askani ngéwél imaginal nga ñëwoon di def loolu you'll be unique, you'll be different from everybody else. And actually if you listen to Giriot, I have recorded a song, I released a song called The Giriot. If you listen to it di nga dégg the second part bi maa ngi wéy comme géwél yi comme ngoyaan nu géwél yi day wéy. Understand nga so léegi man mun naa la ne bokk naa si Gambian artist bu njëkka comme in reggae music ku invent ngoyaan si reggae music. Man maay di Gambian artist bu invent ngoyaan si reggae music. Si reggae music understand nga Born African te naan def leen benn song boo xamante ne ni cooli olof la. Understand nga bur yàlla musal ñu si cooli olof la but that ngoyaan the accent that géwél accent nga jël loolu noonu wéy ko comme loolu noonu I am the Gambian reggae artist ku invent loolu te tangoot léegi da ngaa gis ne léegi
boy yi léegi ñu ngi def reggae di si boole seen soose yi at olof yi. understand nga loolu dina. xam nga identity waaw dafa important doo leen mun a jël rek tubaab bi ñu yéen tey boo leen demee Jamaica doo leen woy xam nga lu tax parce que ñooñu dañ mun woy xam li ñoo woy xam fuñ ko waxee ak yooyu noonu dance stop may mi si xam nga am na luñ la naa wax am na yu gars yi dee wax noonu seen kebeti yooyu noonu yow soo fa demee da ngaa mun doo fit in soo bàyyi leen di jël ba si jàmbur yi waa ñu léegi xam nga la moo ñoo dimbale waaw xam nga la moo ñoo dimbale ñun Gambien si luñ dugga mun ko okay nangu naa ñun foofu lañu ñun foofu lañu yàlla terele ñun Gambien lu mun di def si àdduna bi yëpp seetal Gambien si lu mun di dugga ñun léegi ok ku mel ne Rebellion Derikola kooku Gambian artist la waaye Rebellion went to big studios in Jamaica like def naa songs ay Jamaican artists ñoo xamante ne ni comme big producers for that matter instead of saying he went to Jamaica because loolu xaw ma si dara waaye def naa ay Jamaican artists def naa ay gentleman in Germany koo xamante ne is the biggest artist in Germany comme Rebellion music am dem na Jamaica ñun comme bari na Gambian artistes yoo xam ne seen music right now mu ngi Jamaica comme ñu ngi ko play understand nga so okay ba pare and the other thing is Biniman came to Gambia bu mu ñëwee Gambia I was on stage with Biniman bi ma doon perform Biniman dafa ma fekk si backstage bi I swear to Allah at li ma wax yow nii su dee li ma wax du dëgg yanna lii bu mu jekkali dafa ma fekk waaw dafa ma fekk backstage gaa ne ko saay mooy Royal Messenger mu ne ma Royal Messenger I know your music but deep in me I was saying how did he know me understand nga but then again bu ma ne I love your vocal range laa ne yes because I know my vocal range and one thing after dama toogaat ma ne okay amut man ni ma dee researcher di xam new artist ñoom tam noonu leen dee nekk di researcher di xam ay new artist mu ne ma ne I know you and I know Stone Boy is a Ghanaian artist understand nga but bu ma doon perform man maa perform after mu ñëw perform bi ma doon perform dafa génn si di ma seetaan ak gaayam yi mu ngi wax gaay kaay la ngeen seetaan Royal understand nga and after bi moo perform si biir performance am si diggi performance am daf ma oo ma ñëw si ko stage bi di perform lan nga woyoon and léegi dangaa gis ne after soo gisee nataal yi ak videos yi on YouTube dangaa gis kii mu ngi jaaxle mu maa xool like what is this comme mënut a understand a Gambian Africa mooy jongante like a Grammy Award winner si ko stage xam nga so ñun yàlla daf ñu teral waaw yàlla teral nañu so a Grammy Award winner si ko stage ak a Gambian ñu ne Royal Messenger léegi what went wrong waxuma ne da nga war a am ak Biniman léegi lan nga foog ne loolu moo laxasoo su suñ musique bi ba tax yow tey taxaw nga si stage boobu ak ku nga xam ne tey it means a lot to you because ni nga ko waxee you're talking from the heart waaye ba léegi musique bi mënut a dem tey after foofu noonu bi nga ko gisee boolu op waroon na moo am lu bëree bëree waroon na moo am lan moo laat ba tax lu bëri amut actually next day bi I went to his hotel ñu toogaat waxtaan ak ma waxaat ma the same word Royal Messenger my artist ñu taxaw di waxtaan ma ne ko okay propose ko fa track ne ko we can do a track together soo bëggee studio bi mun naa ñëw but then again link bi ak ku ma yóbbu foofu noonu understand nga bi waxtaan bi dooree affaire yi music bi addu yooyu noonu ki ma fa yóbbu after dafa ma jëlaat rek ne ma boy nen dem this is what I'm saying so understand nga so kooku noonu su ma ne boy nen dem du ma fa nekk naan ko boy because dama am pride tamit du ma fa nekk naan ko boy kii dafa bëgg dafa mën song boy di fa nekkantu di ñaanantu di lifinantu bon loolu daf ñoo comme dafa sun value la moo njëkk the whole Gambia at large la moo wàcce si suuf not really Gambia mi nga wax loolu Biniman was interested in you you should have pushed for what you want even suma push te sax but xam nga dafa am because the same thing happens to A9 and Emperor Amiru benn Gambian reggae artist la kooku dafa am track Luciano daf dee woy comme Luciano ñoo Gambia muy defa Luciano track imaginal ki indi Luciano dafa ñëw di wild si ko Luciano ne ko lii nekkutoon comme this wasn't part of the agreement okay imaginal loolu so Gambian Luciano
Gambian bu ko indi te Gambian bi xam naa ko waaye du dee jaral comme nga dee tudd ak diw sangam diw kam understand nga so Gambian bi si boppam because A9 was a blood to me comme ñoo daan fanaan di eewu di def lu nekk so everything dama ko xam so Gambian bi si boppam moo ñëw xam nga ne ko non di nekkutoon agreement bi ba Luciano mer ba léegi lu leen dimbali mooy am Luciano jotoon naa record tuuti fii lu mu doon jéem a record du noonu loolu leen jël after A9 Emparo Amiru dugal vocalam tap loolu noonu ñu mix ko together noonu la song bi happené. te boy bi am ndax boy bi ñu jël songam am na ci dara. léegi non boy bi si boppam after dafa jël loolu use ko because song bi mënut a dem because xam nga song bi du dem su nekkoon ne that moment kooku song bi everything kooku mu ngi woon a consent am record na track bi freely understand nga at artist bi after la next thing bi mooy propose video so video boobu noonu because it's visual and audio so ni ko de video boobu noonu moo doon jaay artist bi si boppam moo doon tax artist bi dem because of danoon ne fu mu mun di dem dafa ne comme tey man tey fu ma dem mun naa la wax ne Biniman I was on stage with Biniman soo ma ne lan ma juga YouTube wan la ko nga gis ko understand nga so visual boobu noonu okay su demee ba 100K after they will start paying you so understand nga Gambian moo ko yaaxal léegi soo gisee beneen artist with that video with Luciano mun nga approach beneen big artist ne ko am naa kii collabo kooku dafa ne okay he is big then mooy CV am kay mooy CV am understand nga so léegi ñun su nekkee ne ñun investors yi ak ñi noo wa suñ promoter yi fii fiw rek ay jàppale te duñ jàppale comme ni ñu war a jàppale bon music bi du mus a dem because tey okay understand nga because tey man su ma gisoon tey on stage ñi fa ñëwoon bari na ay kilifa yu fa ñëwoon bari na ñoo xam ne dégg nañ ne kii mu ngi woon on stage with Biniman su fa borom su nekkoon ne ñun they were not looking down on us sapa nga moment boobu noonu su nekkoon ne man la day man a liggéey le moment boobu damaa xëy suba lijjante artiste bu nekkoon on stage ak Biniman ma dem si Biniman ne ko ñaata laa laa fay pour nga defa kii track because ñoom tam foofu la noo dundee ñaata laa laa fay pour nga defa artiste bii nii track investors yi ñu ngi den war a génn si ñu invest si Gambian music parce que music lu moo dugal si dëkka raw na si lu bari loo xamante ne ni music dafa mel ni comme music industry la music dafa mel ni comme naka leen ko doo oyatee comme femme buy meññ la su ñoree ñëpp a dee harvest ku nekka moo dee dunda si moom music artist bi moom kenn mënut a dundee alal boobu noonu moo tax nga dee cappa musician moom kenn su waree dem artist su waree dem dëkk nga cappa ko mu demal 10 nit wala 11 nit understand nga dangaa cappa benn artist si communauté am ñëpp la dee dimbali like Sisla Foundation ñeneen ak ñeneen soo demee tey Wally Seck Youssou Ndour ñeneen ak ñeneen Youssou Ndour tey ñaata la employé ñaata sénégalais la employé bi Sénégal te artiste la télé bi rek ñaata nit la employé GFM ñaata artiste la employé ñàkk push bi ak ki ñaanal bi ci nekk mooy problème ba pare su nekkee ne ñun suñu investors yi tamit dañoo toog ne ok ñoom they only minding of their business understand nga seen jaay moto yi wala seen compagnie yi ak yooyu noonu ñun suñu music du mun a dem because of ok yow yaa ngi xalaat yow sa own self interest loo xamante daf laa dimbale sa famille waaye soo xalaatoon ne ok am na ko xam ne am na talent de ki su ma ko dimbale dina mën a jàppale famille ba pare jàppale ay xaritam su ko defee Gambia dafaa dem artiste boobu noonu ñu jàppale moom te dina jàppale beneen artiste boo xamante ne ut na ko kii su taxawee dina jàppale beneen artiste this is how it grows waaye suñ demee ba nga xamante ne ñun suñ artiste yuñ gën a yaakaar sax fii si Gambia bi fii nii sax suñ amee benn studio leen am ba pare xëj na mu suñ ta produce benn single artist from Gambia xam nga soo dafa saat ñun da ngaa toog léegi nga cappa ko mel ni ñun ñoo start loolu ñun suñ génération bi tey toog nga cappa team ji nga cappa benn ji mu isi comme ñetti artiste di leen defal push leen ba tey ñu nekk yéen beneen artiste tey si biir dëkk bi understand nga gis benn T-Smalls Katato mu ngi dimbale beneen artiste kooku keneen xam nañ ko nga toog cappa benn Royal Messenger mu ngi dimbale beneen artiste because ñun fi fekkoon
xëj na ñoom amoon toon xel boobu noonu ne ok lii at lii dañ ko war a def soo demee ba biig da ngaa taraay nga isi beneen artiste mu biig because Jamaica noonu leen dee def te noo gis beneen talent rek ñu isi ko kooku noonu ñëw kooku tamit su ñëwee dafa am own kuruyam si biir kuruyam dina am keneen ko am talent mu isi keneen so this is how it turns to thousands of stars waaye ñun ñu ngi nii rek ñun comme nii la ñun ñu ngi nii Gambia tey rajo bi su pilee sa music su wala waroon na dugal $5 du fa dugal $5 tey dañoo puree free su music baa ngay dem free like free. waaw hold on foofu tegal foofu sa baaraam ñu del si waat si yow ñu jël tuuti break after this break ñu ñëwaat ci waxtaan bi lu am solo la. Sponsor a Gambian girl through SAG Foundation. We are placing girls on the path to success through education. Our aim is to realize a Gambia where every girl is given equal access to education to reach their full potential. This is how we do it through our model of affecting generational systematic change. This is Amy. She is not in school, an underprivileged girl excluded from school due to lack of financial support. The SAG Foundation enrolled her into school, and she is equipped with all the essential resources to have a quality education. Amy is now making a difference in her community. Amy is now contributing towards the generational systematic change. Education changes everything for a girl. Sponsor a Gambian girl. Royal ñëw nga. Royal. yaa ma dégg. allo. man de dégguma la. waaye anyway xaaral ma play sa benn. yaa ma dégg maa ngi baax. waaw nga dégg. waaw dafa mute woon. all right. mbokk yi yéen ñuy seetaan gis ngeen jëloon nañ tuuti break foofu noonu play SAG ñu leen a ñaax rek tamit ngeen follow lifin bi website bi su ko defee ngeen sponsor a girl pour mu am a good education in the Gambia. Anyway gannaaw boo dellu seen ak Royal ñu ñëwaat si foofu noonu li nga wax ni lu am solo la lu important la mu nekk lu nga xam ne ñëpp a ko dee wax so maanaam man su ma la dégloo bu baax lii moo tax Gambia loolu bokk na ci li tax Gambia musique bi mënut a dem. ci ñaan bi ci bokk ak ñàkk puus bi ak ñàkk investi yéen dafa mel ni nit ñi daal amuñ ngëm ci yéen dañ foog ne daal musique du métier dara su ma la bëggee déglu dégg bu baax daal ok waaw waaw ma bëgg a laajte ndax lii bokk na ci li tax yéen tey ngeen nekk leen ci gannaaw benn label oo nangootu leen ku leen produce oo ku leen magnet of course am na ñu nga xam ne ñu ngi sympathize ak yéen am ngeen seen team waaye yéen you go alone yéen big artist yi nekk Gambia gis naa ne ñëpp léegi koo ci laaj rek mu ne la non nekkuma on benn label I'm doing my stuff on my own. waaw because ok yow su dee label bu la saay lim laa defal mën nga koo defal sa bopp di nga dem si label boobu. déedéet. understand nga su dee label bi nga xamante ne ni daf laa ooyee ne moom dafa ooyee boppam ne label la moom lim laa offer mooy xëj na fi nga dëgg daf laa jox allowance defar sa music léegi su music bi passé soo amee stage shows loo mun de am si sa stage shows yi is going to the label that's okay but then again okay su nekkee ne yow da nga bëgg a depend si nekk si label boo xamante ne nii after li nga liggéey yëpp looy ñax yëpp si label bi la moo dem te yow du la njëriñ nga bañ a nekk si label moo gën. understand ma lu tax loolu is it because for the fact ne mu ngi la jox allowance bi mu ngi la jox néeg bi so anything loo receive rek dafa mel ni it's a payment back to him for that. no wax ko moom ok soo signé 5 years at label. waaw. dafa depend on yan terms and agreement ngeen sign. su dee da nga sign a label boo xam ne dafa ne ok 5 years la sign but I will have 75% out of whatever we made. allow ba 75. waaw léegi waaw comme léegi ñu ne la 75% lay jël yow nga jël 25% out of everything. man maay fay man maay. mu la jox kër.
mu ngi la jox yëpp. Wow, okay. With care or whatsoever, because of most of it do they make a come dama la jox care sax because of label yi fi gis fii nii yu bari yoo xamante ne nii sax dëkkuwaay sax da nga am pour struggle. Understand nga dëkkuwaay sax da nga am pour struggle with everything. Léegi da ngaa dem ba nga xamante ne nii sa music pour mu àgg yenn place yi sax da koo struggle. Music video bu baax sax doo ko am. Understand nga so demee ba nekk si label mooy ne ok tey suñ la sign on Europe wala whatsoever it could be suñ la signé lu na mooy ok lii mooy allowance bi la njëkkaa joxagum rek mun ngaa dem toogagum benn 1 year wala 6 months jëndal la sa allowance yaa ngi dem toog understand nga yaa ngi dunda sa famille sa yaay rek kër bi nga ko njëkkaa dugal ak moto bi nga ko njëkkaa dugalagum sax suñ la ne signal 10 years sax da ngaa sign because benn daf la ordre sa music bi dina dem fi nga soxla mu dem fa waaye su dee da naa sign label yi Gambia boo xamante ne sa music bi sax duñ ko mën a play te FM understand nga lu ma miin so sa music mënut a dem MTV sa music mënut a dem Boom TV then why do you need the label then makes sense why do you need the label su nekkee ne yow sa bopp sax yow di individual artist sax mun ngaa liggéeyal sa bopp sax dem ba dugga sa paase dem ba Sénégal sax yóbbu ko fay benn baax sax ñu dawale la ko biir Sénégal sax 3TV tey booy seen music yaa ngi daw 3TV seen music videos yi te nekkul si benn label. waaye yéen ñu bari jaar ngeen through label kañ ngeen muus kañ ngeen eew ba xam loolu because yéen ñu bari ñi ko complain tey dafa fekk jaar ngeen fa ñu def leen ko defaat leen ko ngeen withdraw. Actually man dama sant yàlla because musuma jaar si label. Because xam nga lan laa xam. Man dama teel a xam ñefe bi ma nekk xale la suma but eewo ma mun a ñefe du ma ne because of Banjul laa jógee de waaye dama teel a understand ne fii àdduna si boppam li yaay daan ñefe su doom màggee war naa mun a ñefe lu ëpp loolu te soo si taxawee yàlla kàttanal la dooleel la man suma philosophie yëpp lu ma dee jël rek lu ma dee njëkk a jiital mooy su ma xoolee suma yaay ni mu daan struggle te muy ko daan méeg dem ba nekk mag struggle ba ñun ñëpp ñu mag dama def ma dee óor ne man war naa mun a triple loolu. Masha Allah. Understand nga so moo tax man musuma xalaat ne ok dinaa dem si label pour mu jàppale ma wala ma dem si ok nit kii war na maa mun a jàppale musuma ma dee gën a depend mooy yàlla. Understand nga mooy yàlla ba pare am suma ñaani waajur parce que tey si koo ñaan ndékki su la joxee ndékki su la joxee añ soo ñëwee pour reer bi daf laa ciifu de. kay mun naa ne. Understand nga ba pare gis nga sooy depend too much ne da ngaa dem si label wala da ngaa dem si kenn da nga dee mujjee yaafus because sa rights at sa everything doo mun a tee free because xëy na mun ngaa write song sa ñëw sax net gaay ñu leen koo edit te ñoom understand nañ yow lan nga war a wuy. lii laa la bëgg a wax yéen am na yu labels yu bari yu nekk biir Gambia they know nothing about music they just have the money and think that they can run label so do you think that it's right pour nit ki ne mu ngi am na label di ko ron te amul no knowledge of music employed kenn ko xam music. That's what I'm saying fii sun music industry bi at laaj sax ñi bari ñu ngi si music industry bi sax xamun dara si music dañ si duga dangam ba xala xam seen ndaw si music ñoom business bi leen toppatoo business si music bi te in contracts ñu bari xamul lan mooy business si music in contracts waaye ni noo def ba génnee xaalis lobby xaalis dem hire benn hall ne ay promoter leen hire benn hall fay benn artist ñëw ne ko kay defal ma soo ñu jaay seen ticket liggéey xaalis demaat jëlaat beneen artist noonu dig dangal ba xëy ne promoter leen bari na fi. Understand nga hey ibi seen label te xamul music xamul naka la noo defee contract of music xamul naka la noo jaayee seen product so kooku noonu doo ko ooyee label ñun dëkk bi lii daf ñu delloo gannaaw torop si lu nekk nag ba pare government bi tamit gën a delloo gannaaw industry because ñun suñ seetee ñun artistes yi ñun bokk nañ si ñi nga xamante ne nii den bokkoon si xeex bi den bokkoon si xeexi régime Yaya Jammeh ñun den bokkoon si xeex bi because suñ mu nee fàttali ko ne open mic bi dafa tombé woon last
in pass bi I know well. in pass bi si régime Yaya Jammeh understand nga everywhere was decorated. Gambia has decided the t-shirts and everywhere. T-shirts di ko maye understand nga ku Mexico state bi lu mu dee wax mooy about Gambia how to unite our people. Understand nga naka la how to make sure that ñu ngi make sure ne people bi ñu ngi aware ne Gambia fii da nga am pour votal ki la ne ci sa dëkka boy ñëpp a sensitise ne ok lii la noo ñëwee tey lii la noo def ne leen taxawal suñ Gambia bi te ku eeg la faa wax dara tuuti si affaire yi Gambia understand nga léegi ñun suñ demee ba am yeneen artistes yoo xam ne woy nañ fi benn paa boobo jobaate ku mel ni paa boobo jobaate woy na daw génn dëkk bi dem Sénégal understand nga ku mel ni kii la is woy na daw na génn dëkk bi understand nga lu ma miin so loolu noonu yëpp pour dëkk bi la bon artiste yi bokkoon nañ si xeex bi léegi lan moo tax ñun government bi benn tey joxuñ ñu boppa lan moo tax government bi ñun mënuñ ñoo jox office lan moo tax ñun government bi mënuñ te execute copyright law si biir dëkk bi is it because ñoom fu ñu gis waaw xam nga xeexi Gambien bi mooy ne tëgga dina taxaw ne dama xeex waaye lu nekk nañ leen waxante dëgg rek dafa am protocole dafa am yoon ak si fu ñuy jaar so nañ dugga foofu maa yow ndax yéen def ngeen seen mbootaay takku ba dëgër ut ñu leen jàppale ngeen ne da ngeen bëgg a am toog waxtaan ak ministre boo xam ne moo nekk in charge kan mooy ministre bi sax entertainment kan mooy seen ministre boo leen war a dem su façon yi amee nañ njëkkee foofu ba pare kan mooy seen ministre actually ñun suñ union bi dañ demoon ba taxawoon because dafa amoon ñoo xamante ne dañ leen employé ñu ñoo liggéeyal ñun Gambian Music so ñu dem ba ne ok ñun lu noo def mooy we need some new staffs and we need to put our own people like the own artists have to take in charge of our industry ñu jël ay artistes understand nga at ay promoter ne leen kaay leen ñu ñëw ñu liggéey G was the president and I think still now understand nga Jibu Bala Gaye léegi from there suma xarit bi ji naka ngeen ko defee président ji mënut wax ji wéy rek la moom mënut wax dafa déet su ma déggee tey vraiment du ñëw ji nuyu naa ko suma xarit la waaw no understand la because music njiit soo ko taana danga dee taana koo xamante ne am na kàddu te yàlla gis nga yàlla fa bëgg kuy cërale yàlla dafa bëgg kuy cërale gis nga cër boobu noonu ñu ñëpp artiste leen waaye bari na si biir artiste ñoo xamante ne am neen kàddu si biir dëkk bi fii understand nga suñ bindee ñëpp seet ñëpp xool ko ñëpp riit ko suñ waxee ñëpp dégg léegi nag ñun si suñ biir ñun artiste yi ñoo toog ne ok jiital neen la yow kaay yow nekkal président bi because benn dëgër nga boppa ba pare benn jàng nga ba pare benn su wax jotee di nga taxaw ne wax te doo si bañ ku la ne du yow because bari nañ fi ay artistes yoo xam ne artistes yoo xamante ne nii comme su nekkee when it comes to collective activities wala whatsoever ñoom ñëpp dinañ ñëw de waaye suñ ne léegi individual pour nga xeexal ñun ñëpp dangaa cappa ñu stade di taxawee boor ragal neen ku leen sika ñëppay daw ragal neen ku leen sika so léegi sooy tànn njiit na dangaa tànn njiit goo xamante ne ni ragalul ku ko sika lii moo taxoon nga ne loolu moo tax ñu tànn sa xarit bi nga wax ne ni comme ok moom mënut a wax lan moo tax ñu maa ko dee tooñ wan naa ko du ma ko musa invite interview parce que wax bi li ma su ma ko laajee question maa ko ansa ji su fekkee ak maa dégg nga question bi su ma la ko laajee maa ko ansa doo taay mu ngi baax because tamat wàññeeku na léegi taay mu ngi baax mu ngi mën a wax taay da ngeen a war naa yaa wa loolu kon naa ko invite so lii la waaw lii moo nekkoon problème bi understand lii moo nekkoon problème bi understand nga arts and culture te c'est Omar Tidiane moo isi woon loolu noonu moo waxoon ne ok den war a start den war a am ba we foog ñu seet naka leen moo def ñu administration bi ñu seet naka leen ko administrative bi ñu seet naka leen ko defaree waat understand nga
just put the right people in the right post because of ñun suñ président bi kon defoon président bi Jaliba moo nekkoon président understand nga but how ma daf day busy how ma understand nga so Omar ñoo ne ok léegi xëj na bi Jaliba toosam playam yeeg yooyu noonu I don't know so baax na xale yi yéen ngeen take in charge understand nga so loolu moo taxoon gaay ñu def loolu noonu but then again ñun ñi yore suñ music bi si boppam léegi tey suñ xëyoon tey ne artiste yëpp ne leen booloo génnal si biti taxaw ne bu kenn play suñ music te fayulooñ because waxtaanoon yëpp bu kenn play suñ music te fayulooñ defoon ngeen loolu pour charges yi ngeen ne su leen eggati si stage doo leen fi chargeati less than $50,000 waaw te loolu alhamdulilah loolu dox na waaw nañ dellu si bi nga wax ba pare ñu doog a ñëw ci boobu because bokk na ci li ma leen bëgg a laaj waaw léegi suñ xëyee ne tey dañ bëgg bu kenn playati suñ music te fayulooñ billahi walaay talaay kenn du playati suñ music but then again ndax suñ ko defee ñi ñu war a dooleel dinañ ñu dooleel ndax then again because ñun ok soo xëyee tey nga def loolu nga protest nga taxaw ne lii def ndax ñi la war a dooleel dinañ la dooleel ndax ñi la war a dooleel duñ la déggaat understand nga li ma miin te léegi soo ootee ne ok ñun ñëpp dañoo génn di nga toog gis soo leen toogee yéen 10 artistes wala 100 artistes ne dañoo génn su waxtu génn bi jotee ay 5 nga gis wala 3 ñun suñ boppa ñoo united ñun suñ boppa ñoo éenee wante wut jàmm ñun artistes yi fii Gambie ñun suñ boppa ñoo dee xoolante mboromam lu moo am ak mboromam kii moom baaw nii wala ñun suñ boppa dañoo toog nii reetaanante suñ joxante gannaaw juwante dangaa gis sa mborom def li nga ne di nga ko def dangaa gis sa mborom am li nga ne di nga ko am gis nga Sénégal biñ tolloo si seen crisis bi dama doon waxtaan ak Xuman bi mu fi ñëwee si open mic bi gonman Xuman mu ne ma gis nga seen music industry bi lan moo tax yéen benn tey artiste tegu leen in charge ba pare yéen benn tey amu leen copyright loo mu ne ma gis nga ñun Sénégal bi li xewee den Ablaye Wade dafa toog ñun ñu kaas buñ kaasee Ablaye Wade ooleen mu ne fekka kii ni naka la tuwaati awodi at kii ni naka la tuwaati at Fou Malade ñu ngi amoon personal issue waaye mu ne ma cappa nga ñooñu seen personal issue bi dañ ko sànnee boor dem toog ak nguur gi ne leen lii leen bugga jël suñ music bi ñun artiste yi contrôle ko wax seen jàmm ba pare gaa joxante gannaaw waaye tey ñun su nekkee ne ñun ku nekk mu ngi am issue ak sa morom nag fan la music bi di dem du dem suñ united ñun suñ biir fii dañoo dem ba suñ doom yi suñ doomati doom suñ seti dañoo ñëw still xanaa ñooñu suñ ñëwee de ñu dimbali ñu music bi taxaw affaire ñu am copyright loo waaye yàgg na noo joxe copyright loo ñoom Musa Ngum tey bàyyi bu noo pilee tey seen njaboot yi ñu ngi see dunda wallahi hankay tey Youssou Ndour yàlla tere ko yal na yi tey su demoon ba bàyyi àdduna gannaaw sax tey yan na yi yàlla tere ko si tamit sa danoo dunda si loxoom si music am parce que liggéey na ko copyright rek su ko fayee sitama Youssou Ndour tey sitama mën na noo dunda si copyright am si music am waaye tey suñ paa yi nga xamante ne ñu ngi fi woon tey seen music bi benn tey ñu ngi ko pli yow tey su nekkoon ne ok Fatoumata tey dafa génnee song bi hit na radio bu ko air dina fay $25 10 radios ñu fay la $25 si benn song suñ ko pli loolu ñaata la $250 200 times 30 si month bi that's money 200 si at bi loolu ñaata la laa fay wala benn 6 months su nekkee ne léegi ñu ngi ko repeatedly di ko play because su neexee dinañ ko play 10 times si benn radio su neexee beneen radio léegi 10 times suñ ko play wala 5 times si 10 radios loolu xaalis la ma dog la foofu waaye instead man li ma fekkee Gambie ak li ma gis because demoon naa ak koo xam ne artiste la si studio yéena dee dem sax ñaan radio station bi pour ñu baala leen play music bi ñu gëmut seen bopp ak ñu du defar music bu baax waaw gis nga soo du defar music bu baax soo du defar music bu baax di nga dem ñaan pour ñu playal la ko music su baaxutee de di nga dem ne leen doole ma baala bro doole ma playal lii wala nga dem fekk stage bu taxaw benn festival nga ne doole ma baala mais ma play fekk gëmuloo sa bopp ñu génne ci sax ñàkk gëm bopp bi ñu wax ci réalité bi mooy ne ñàkk
naka radio station bi ñàkkale na fay tax na sax xam nga radio station bu la dul fay du jël sa musique noonu instead dafa ñëw taxaw pour nga xaar ko so du ma dee blame sax ñi day ñëw ne ok bro dama indi suma sound pour ngeen playal ma ko tey de léegi am na ku bi na ne foog na ne yéen a ngi fall under Amat Bah as seen minister because mooy minister of tourism non mooy minister of tourism waaw culture léegi foofu ngeen fall man foofu laa doon di waxee ndax def ngeen seen mbootaay pour dem toog waxtaan ak moom wax ko yéen lii seen feebar ak lan mooy seen xalaat Amat Bah mus naa toog benn tay mu ne naka la tuwaati dafa 75% all radio station lay dafa def off light demut of the maa bëgg a lëndëm man suma bopp wa acca kon nay lëndëm dafa toog benn di if I could recall mu ne either 50% or 75% radio station plays air plays should be Gambian music musoon na ko bina musoon na ko understand nga but then again Amat Bah moo gën a xam lan la dëkk bi ñëpp di jànkuwante ñun artistes yi understand nga but léegi li ma la waxoon Aliya mooy ne su nekkee na ñun unite ñun artistes Gambians yi fii nii fu mu nekk right now I'm not taking the blame to these people the blame is not for them it's ours understand nga ñun we are the reason why this music is still lacking behind mooy yéen artistes yi understand nga mooy ñun artistes yi because of why ñun artistes yi is because ñun tey suñ xëyoon tey ne copyright law because of ñun lan moo tax music bi fi mu war a àgga ak artiste bi ni mu si war a dundee because of tey suñ xoolee tey Gambia music bi ni mu meloon before ak léegi music bi dafa ute a lot has changed because fu Gambian benn single Gambian artist ñeme ne dem si stadium bi feesal ko bon music bi dem na waaye te nekkul benn artiste rek ko def music bi bon dem na fu artiste di compter benn guddi 3 million wala 5 million bon music bi dem na waaye te government bi teg nañ si seen bët waaye li ma ñaxtu si artiste yi mooy ne lu tax ma ne suñ music bi still tamut mooy li ma ñaxtu mooy ne ñun su nekkee ne ñun united génn si mbedda bi fële dem si Amat Bah protest ne leen ñun suñ music bi léegi dañ taay di ko dégg si radio bi te feyuñu parce que suñ maam yi suñ papa yi dañ leen fi music dem leen ba dee mënul seen doom bi sax léegi sax Musa Ngum defal nañ ko fi tribute Musa Ngum kenn demut si tribute am bi mu naxari ñëpp mu naxari àdduna bi yëpp li gën a bon sax Gambia si boppam ministre yooyu ñoo waroon a njëkk a organise ñoo waroon a njëkk a organise loolu noonu tribute Musa Ngum yal na ko yàlla xaare àjjana te yéexee ñu yal na ko yàlla xaare àjjana alhamdulilah même benn Musa Ngum boobu noonu just for you fi mu dee astafurlah fu mu dee fi ko feebar bi daanele bi mu play just for you after stage bi moom leen ko tuddee because just for you def naa fa suma birthday du benn yoon du ñaari yoon play naa fa du more than 5 times at suma band man Sénégal léegi Musa Ngum mi nga xamante ne ni tribut boobu noonu ñu ko doon def pour jël koppar boobu noonu la xëj na yóbbul ko njabootam Gambien bi ñëwoon ma won la de naka leen ñàkkee fonka ñun suñu alal léegi Musa Ngum moomu noonu gaañu tey bu nekkoon ne copyright law am na ñaata yoon leen dee play music am bi fii Gambia bari na tey 25 wala 50 dollars yi ko fay noonu song in every air play buñ ko play loolu xaalis boobu suñ ko dajalee dafa dem si njabootam bi da leen dundal tuuti wallahi understand nga waaye ñun bentey ñu ngi sonna ci lii because of music bi dina dem de gars yi dinañ def show mu fees dinañ dem stade te stadium bi ñu fa dem dina bari dinañ liggéey xaalis di liggéey ay millions waaye ñun millions boobu arrangé wuñ xam nga la moo ñu arrangé suñ demee ba bàyyi fi music bi tey suñ setiyee suñ jàpp ne suñ papa lii la daan def lii mu ñoo fay tey because Usu Njaay suñoor dafa dem ba Sénégal da jëri ci royalty sam dañ koo fay ay millions of CV Usu Njaay suñoor yan na fi yàgga te wér dañ koo fay te dafa dem ba Sénégal ñu fayee ko fa léegi tey Abdal Kabir mooy Abdal Kabir Youssou Ndour tey Abdal Kabir mooy Abdal Kabir tey Youssou Ndour xam nga lan la bëgga dafa moom full album but right si moo ko moom because xam na kooku noonu si bunti néegam la daan tëdda di ko xaar waaye paa bi dafa bañ bon ñun am na lu ñu yàlla may waaye benn tey comme
Gambian si dama dee wanda comme jar nañu yàlla dimbali gën a raxas suñu xol yi ñun waaw ñu bàyyi la ñu jël tuuti break ma play one sa benn si sa song si dina gàcca nag waaye ñu play ko nga laal nag fu am solo fu important nga laal noonu I hope ne the right people are listening wow right people are listening ndeysaan doy na waar allo allo man laa dégg yaa maa dégg waaw maa ngi laa dégg léegi kay ñu dégg foofu nag tuuti si sa clip si moom gudul noonu ma mosal gaañi noonu rek si sa woy tuuti all right léegi dégg nañ métit bi te xam naa suñ ko fa buggee wax tey duñ fi jóge léegi ñu dellu si waat ci Royal Messenger yow sa boppa ñu ñëw ci sa musique lan moo tax nga jël line of reggae parce que yaa ngi wax ne ci askari ngéwél bi nga bokk yow kay fa nga bokk kay fooy ma fi jo tegee sabar bi ak yooyu noonu coli yi waaye lan mooy tax nga jël reggae waaye tamit gis naa ne tamit bàyyiwuloo sa identity parce que nga ne dafa important indi nga ko ci boole nga ko ci lan moo tax nga jël reggae well because moo nekkoon musique bi ma njëkk a consume bi ma nekk xale xëy na loolu moo tax ba pare xam nga yàlla dafa xëyre dafa doomi aadama ñi mu def leen ay teacher ñi mu def leen docteur ñi mu def leen sàmbakat ñi mu def leen yàlla moom dafa kéemaane moom ay affaire am moom kenn xam ko ba pare mu nekkal musique boo xamante ne nii loolu bokk na si li ma dee gën a yëg waaw ba pare yàlla féetee ma fa daal loolu moo tax de looloo tax you know am ñu wax ne tamit ne bugg nañoo dégga yow si sa own baat nga woy te waxoon naa la ko foog nga dugal ñu ay acapella fii nag moom duñ la bàyyi nga demee noonu ay clip suñ ko indee sax taxawul so woyal ñu dégga nag tarbiwula ni taalibe kek sëriñam nax yaay wàlliwula yow mi di doom ba fàttewula lu mu daan daat ci yow wara xëy ndekki ñëw si añ jéggi xëy njaboot gi wër la lu ko gën a metti suma yaay booy ma yaay booy suma yaay booy bëgg naa la yaay bëgg naa la yaay ndeysaan jaajëf gis naa ne daal sa yaay sa xarit la kay mooy suma mooy sa yëpp boobu gis naa ne moom nga ko jagleel kay mama ok lan nga doon dunda moment bi nga toogee jóg rek ne ok dama bëgg a wéyal dara pour suma yaay lan moo ñëw si yow nga jékki-jékki toog rek ne xaaral ma wéyal suma yaay wuy bii because soo dégloo li ma wéyal suma yaay c'est vaste bi yaa ngi dégg tarbiwu la ni taalibeek ak sëriñam ndax yaay waliwu la yow ci doom ndaxte dara gënu ta metti nga xëy njaboot wër la xëy suba mu óor la ne yow soo lekkee suba añ bi buy ñëw danga dem raasaatu ba am li nga teg cin dafa am famille yoo xamante ne nii dafa am yaay yoo xamante ne li noo dunda tey si Gambia doy na waar ba pare mu am ñoo xamante ne tey tekki neen waaye suñ la waxee seen jaar fan la seen yaay jaar ak liñ daan dunda Fatoumata danga jooy man suma yaay dafa nekkoon jigéen ju man góor koo xamante ne nii ñafe rek la doon def ñafe xam neen meeri géwéli danga dem si xew tey boo demee xew boo ne nii léegi sa giir jaani la nga dem xëy géwéli bu leen sonal da ngeen gite ne torop waaye nag géwéli génne si man rusuma pour wax kenn ne suma yaay géwél la suma papa géwél la rusuma wax benn doomi aadama ne suma yaay daf ma li ma dundee ba em ni si woyaam la ko amee rusuma ko wax fenn si àdduna waaw ñun si woyaan leen dundee ba tey ñun em nii moo tax ñu am jom fas jom ne kooku noonu den koo teral
suma yaay moo tax song boobu noonu ba mu génnee song bi moo tax Gambia xam ma yàlla du def dara si hasard song bi dama ko génne rek mu wóor Gambia mooy song bi tax ma dem open mic si first year kon woy bi nekkutoon comme woy bi ma ko woyee njëriñ na ma parce que woy bi moo ibbi suma bunta yi kon daal yaay lu jara fonk la lu jara fonk la ma wan la comme gis nga yaay nim jaree fonk nga nekk si carrière nga woy sa yaay comme yaa nga nekk si carrière woy nga comme yaa nga waaw woy nga besoona woy bi siiwul nga woy sa yaay rek ñëpp xam la ñëpp xam la gis nga yaay nim importante foofu la ma àdduna joxe seen noppa depuis boobu ba léegi bon li ma wax doomi aadama yi mooy ci loo mun di nekk ci àdduna yaa xam si loo mun di nekk ki gën a important si àdduna su paasee yàlla yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy yaay jooja moo tax yonente bi ne tut woo ko ñetti yoon nga soog a woo sa papa yaay mooy doole doomi aadama non musique bi dina dem di ngeen dem kay boole ngeen ci seen yaay yi di ngeen dem waaw su neexee yàlla ak yonente ba incha allah léegi ñu bëgg rek nga may ñu benn woy because xam nañ ne danga woy ci patois loolu du ñaaka to may ñu benn ci patois bi nag ñu dégg sa mun nag si suma gaay yi foofu noonu ñoom bini maan suma mbokk yi Kulay-lay-lay-yo, mama, kulay-lay-lay-yo, kulay-lay-yo, mama, we can solve our problems. We don't know why. We can solve our problems and live in peace. Jano say we can solve our problems. We don't know go and repeat. Listen, let me tell you, carry good behavior. Your neighbor is my neighbor. Let us join our lands to the Savior. Dama touch sa nopay de. No, don't touch. Man ko enjoy. Man ci lay, am na foo laal sax. Am na nu moo demee sax maa ngi toog di wine. Maa ngi toog di def. Loolu laa gis yaa ngi kan fu mu nekk nii. Non, maa ngi koo dóor nag ci ron te gars yi gisuñ. Xam nga rek. Yaa boobu la yow rek ak yàlla nga. Yow rek ak yàlla nag woon. Maa ngi remember am na at yu nga xam ne. Bini man su ñëwaat England foog ñu dem Moustapha Jaba mooy suma seede I can remember wala seeka leen yaaxa léegi man ba tey Youssou Ndour laa nag wali suma raka la suma doom la waaye maa ngi Youssou Ndour ba léegi so waaw ma kontaan nag because gis naa ne comme li nga wax rek identity yow lifin loo ko di nga du ko si patois bi di nga du ko si olof bi ak yooyu parce que nga ne musicien léegi nga ne yaa ngi parel album dama bëgg ñu wax ci financial aspect of music bi Gambia music ci ñun suñ gis-gis ak suñ gëm-gëm dañ ne artistes yi nañ dee dem ba am ci xaalis waaye dañoo jëlaat lañ am yëpp dugalaat ko ci music bi amuñ service amuñ dara fa mel ni luñ am rek dafa dugaat ci music bi waaw mooy pour gàttal ko rek ñu ne xam naa bu baax li nga wax waaw Gambia music daal dafa dem te lu tax yéen dugule naa bàyyi music bi uti beneen métier waaw lu tax xam nga lu nekk ci àdduna soo ko def dang day always expect ne dina ami time doo ko mën a tee def so moo tax wolof ne fagarul balaa faju understand nga tey bu la óoree ne tey am nga 10 shows te 10 shows yëpp daf jox neen la xaalis danga war a am savings benn because soo demee ba toolu yenn place yi nga war a tukki tey foog ñu laaj la bank account foog ñu laaj la na yow sa li nga liggéey nii ndax mu ngi laa fay sa transaction si nga def dugal a génne yëpp na account bi active na foog ñu xam ko waa léegi yow soo nekkee artiste ne lii danga ko def métier te foofu ngaa dundee foofu ngaa defee yëpp dama foog ne yow danga war a structure sa boppa te soo structure sa boppa si nga mun a def di am savings because soo structure sa boppa daf laa woon ne ki laa liggéeyal di nga ko fay de te ki laa liggéeyal daf laa ne xam nga lan la Royal Messenger su la neexee nag Matar Njie yow yaay Royal Messenger yow Matar Njie Royal Messenger dafa nit pour am bank account pour Royal Messenger lu mu mun di bugg a def si music am dina dem foofu génnee def si music am
Matar Njie moom su amee personal affaire am na dem lijjanti personal affaire am understand nga lu ma miin tey soo gisee artistes yu bari tey ñuy am problème ak def vidéo génne $50,000 si def vidéo ak yooyu is because of loolu la tey soo amee dara yaa ngi xalaat ne sa yaay wala sa papa ren bi yaa ngi ko war a fay li nga dundee yaa ngi ko war a def soo moytuwutee doo am savings because loo am danga koo lekk waaye tey su nekkee ne am nga benn soo $50,000 nga jël benn 10 wala 20,000 nga dugal ko si savings boobu dem jox say waajur ngay try du def source di jënca sa personal life yaa ngi ko toppatoo yaa ngi am benn savings tey soo buggee record di nga dem record soo buggee def vidéo di nga def vidéo parce que daf laa xool ni ok man lii laay def de te bëgguma xaar benn doomi aadama muy ma dili di ma dig xaalis ne naa def vidéo nga toog fa si at bi benn wala ñaari vidéo nga am ku palaanul boppam musique bi mayut kenn de waaye soo structure wutee sa boppa palaanuloo dangaa jànkuwanteel ak yi nga wax ni waaw ñi war a plan seen boppa moom ñi war a plan seen boppa ñu ngi plan seen boppa te ñu ngi def videos te ñu ngi record yow ci si gàttal yow gisuloo ne musique Gambia comme indiwul xaalis yow gis nga ne daal mun naa indi xaalis mu ngay def duma ko nangu déedéet duma ko nangu because tey su ma génnee tey ma wala ne fii laa dëkk tey maa ngi si foo xamante ne nii tey mun naa fay si président sa ne ko kaay nga toog suma diggi saal bi macha allah kay waaw te awma beneen profession tey soo ku ma dugal suma biir néeg tey wala duma rus macha allah beneen artiste tamit tey am na artiste yu bari tey soo duggee seen biir néeg doo rus dëgg te amoon beneen profession bon man du ma ne musique bi nekkul di dox musique bi mu ngee dox because of ñaata gis neen fi gisul dem na stade ñaata millions la compté ba jënd kër dugal ci yaayam ahankay macha allah ahankay gis neen fi estime compté 5 millions xaw ma 6 millions xaw ma ñaata millions yàlla xeebte doon te temps yi dégg naa dafa wàccal jabar di moto sax de moom dinañ ko am nag ci plateforme bi gis nga li neex na soo musique baa ngi dem de moom laa wax ni soo man bëgguma dégg ku naan musique bi demut na investor yi gën a ñëw pour pousse musique bi mu gën a dem kañ la noo wax ahankay parce que du ne booy mënunta wéy booy yaa ngi wéy lu ne te booy ñu ngi def lu ne te ñu ngi eete ñu ngi def lu ne waaye royal nangu na am na ñeneen ñu nga xam ne ñu ngi wéy lu neex mun nañ wéy am na ñu nga xam ne nag munuñ wéy dañ foyee musique bi waaw xam nga yàlla tamit gis nga moo tax wax naa la ko fi Aliya yàlla su la ne football la nga lii laa la may demal nga football ji yàlla su la ne ticca nga demal toog si sa demal Bundung school wala nga dem Serekunda school uti ji liggéey dem di nekk ticca su ne welda man nga wala kapinta nga tiil si sa kapinta boobu te xam ne lii la yàlla cërale waaye soo bàyyi lii la yàlla cërale nga dem defi loo xamante yàlla cërale loolu dang fa ndaare danga nekk ndaare de waaw nii la demee nag waaw yow lay tey boo defutoon musique tey liggéey mi ci lan soo defutoon musique lan nga doon bëgg a def yow su du doon ne musique football la laa woon yow mun ngaa kata kii ko di def nii kata def wala yooyu boy bi mu def football la wala yow naa la test ci fu waañ bi naa la yóbbu nga play ak suma boy si non baax na aca rek what happened mooy football la ma ko bëgg ba nga xamante ne nii 24/7 man PlayStation rek laa dee play football rek laa dee play ak suma ndoy dama ko bëgg moom laa understand so loolu suma hobby la dama ko bëgg ok nangu naa waaw léegi ñu ma play benn boo xam ne dama ko gis ci Facebook mu capture suma attention let's go mama na dunna dun sayo mama na dunna dun sayo mama na dunna dun
sigil nga xool ma sama xol bi yaa koy dundal yéri dama ne sigil nga xool ma sama mer yaa koy giifal yéri sigil nga xool ma sama xol yaa koy dundal yéri dama ne sigil nga xool ma sama mer yaa koy giifal yéri duma mësa tàyyi di la woy baby ndax yaa may dundal sa xol bi leeru asamaan ci ne soxla ku la niital duma mësa tàyyi di la woy baby ndax yaa may dundal sa xol bi leeru asamaan ci ne la royal gis nga boobu allo on mute yeah hello gis nga boobu yeah waaw loolu noonu man ma dama sobde gis nga dama day ñëw seen page di sàkk seen ay mbir toog tee suma affaire woy boobu loolu laa gis ni moo tax maa ngi reetaan fu mu nekk waaw woy daf ma neex parce que dëgg la gis naa la ci reggae bi nga woy ko mu neex bii nga dugg ci filin page nga dal di dugg ci filin gi di won xam nga dundal xol gi non woy gi am nañu muy mën a daaneel xam nga fu maa ñëwee nii non woy gi dafa am dégg bu am noo ko dee dégg rek bu yóbbu la feneen waaye ku la xool ni tey du gis ne yow di nga indi façon ni woy boobu sax ba pare dafa am foo ko jëlee ci suuf dal di ko ekkati dum ne pum gaa yi fa na xaw ma musique nag waaye ku ko xam naa di nga naan language bi ate ñu wax yow kay lu xew mooy loolu dafa nekkoon rythme boo xamante ne nii rythme jàmbur la woon suma producer bi dama ñëw mu ne ma boy dafa am leena lu ma am fii nii rythme la it's a nice one waaye dama gis ne lii dafa over cool pour nga woy ko man feel naa la si rythme bi daal lan nga foog so noonu li ma doon woy noonu dama ko doon mime di ko mime ba far noonu ñu record ko because as you can see téyuma pen téyuma téléphone téyuma dara you understand so after na si diggante bi na si laa start di ko bind si suma téléphone bi di ko bind nag because bu ma doon mime maa ngi ut words ba far mu ñëw so indiwaatal ma ko parce que man woy gi neex na ma man li bu ko may gaay de gaay mute naa leen yow may ma ko man sigil nga xool ma sama xol yaa koy dundal chéri sigil nga xool ma sama xol yaa koy giifal baby duma mësa tàyyi di la woy chéri ndax yaa may dundal duma mësa tàyyi di la woy baby ndax yaa may muñal yes boobu la nag gis nga fi nga ko jëlee noonu sigil nga xool ma xaw ay waay ndeysaan man xaaral ma em fii rek wax nga ko nga ne ku nekk ne la nga emal rek fiñ la em loo xam nga woy bi la yàlla cërale non yow yàlla cër yow wax la cërale may wax rek man lay def yow di nga wax ba am ci tig si door amin ñun ñëpp bokk ko ma yóbbaale leen amin yàlla balaa loolu ñaan bu neex la appreciate naa kay woy bu neex la ma appreciate ko torop nag appreciate naa woy boobu torop so album bi nga xam ne moom ngaa waajal ñu dinañ ci gis façon yi yëpp parce que gis nañ la ci reggae bi gis nga def fi ni yande koodu seen affaire yooyu ba pare léegi nga duggaat ci woy gi nga xam ne moo ma neex nii tey so album bi nga parel nii wax ñu wàccaay album bi naka ngeen koo parele album bi waaw album bi niñ ko waajee mooy ne comme dama delluwaat pour waxaat la li mu fi jógee ne la musique bi soo plané xam ne dafa am loo xam ne ni ñu ngi axeet loo war a def yàlla daf la dee dimbali because tey ok soo waree defar album daf la óor na ni tey di nga fay benn $100 wala $150,000 producer just production understand nga jugee foofu noonu STS bokk na si ñi dee def vidéo yu gën a baax Gambia yàlla naa promote suma plateforme de non da ko ma promote den ci affaire Gambia leen nekk naa la maat win nga ma si affaire Gambia leen nekk ñëwal STS so ku mel ni Gando fële mele ku mel ni daat understand nga so ok yow sooy def benn vidéo daf laa woon ne di nga génnee benn $75,000 pour nga am vidéo bu correct bu proper wala more than that
da nga dem ba more than that because of okay su nekkee ne yow kii nekk ñi nekk sa scene si su dee love song la modèle bi danga koo fay dancer bi danga koo fay añ ak naan during that period of time yëpp yaa ko provide xam nga jore nit naka la day métti léegi fay vidéo bi ñëwagul daf day métti soo planoté wala amuloo ko la dimbali daf day métti loolu pour la nga song bu nekk pour comme like soo waree def vidéo because of léegi album bi production album bi comme production like just production di nga génne benn 100 wala $150,000 pour just productions ok pour music bu gaay di déglu yi nga def si scene yi waaw léegi visual ñëwagul calculatal ma ko léegi ñu 150 yow wax ma may calculate ma seet lii ñaata la léegi ok visual léegi nga dem si ok nga dem léegi nga ne ok STS dama bëgg a defar vidéo léegi mun na la xëj na dem maa fay benn $2,000 wala benn $1,000 wala maa fay $50,000 wala $75,000 pour benn vidéo léegi let's calculate $75,000 pour each video te ñaata vidéo wax ma ñaata vidéo léegi te album bu nekk maximum si rule si so da nga war a su nekkee ne am nga doole mun ngaa def su la nee track yëpp nga def leen vidéo but maximum war nga am 3 to 4 videos buy promote album bi so 300,000 su fekkee foo la su nekkee folo $300,000 toog bële 150 bi ñëwangut mu nekk 450 loolu $450,000 ñëw na léegi DJs yi nga war a gisanteel ci dëkk bi soo buggee sa music jaala dem DJ dafa am lu dee baax pour nga dee déggoo ya présenté yi at ni nga dee doxalee dem booy yabuma leen de njëgi crédit booy affaire yaa ngi nii puus leen si jàppaleen si parce que mënul leen a fay waaye loolooy seen aaxa ñu because music tamit xaalis moo koo doxal soo ko yóbboo foofu noonu yëpp waaw soo ko yóbboo foofu noonu yëpp léegi nga war a jëlaat music boobu noonu pour yóbbu ko si yeneen télé yu mag yi fan nga fa ne foofu ngaa jaar tey soo buggee sa music mu daw Sénégal fan nga fa ne foofu ngaa jaar foog nga dugal poste de waaw understand nga tey su nekkoon ne tey su nekk understandoon ne tey su music bi investors yi suñ understandoon su music yaa ngi daw ay MTV ay Boom TV balaa gars yi di understand fekk Gambia pénétré na te mënul leen jot seen xaalis yéen pour delloo leen ñoom seen xaalis ba pare pour understand loo de because of su Gambia bi pénétré yow mi invest si benn doomi jàmbur imaginal yow investor bi da nga dem ba si jëmi jamono da nga toog ñu ne la sa dooma ngee woy mu ñëwaat si saakul bi gis nga si saakul bu moo ñëwaat noonu billahi su nekkee ne beneen dimbale wu nga woon doomi jàmbur sa doom mun naa jaaraat si ay loxo yu rafet kon su ma buggee wax dëgga kon yéen Gambian artistes yi nit ñaa ngi leen ñàkk a fulal ñàkk leen naa jox fayda ñàkk waaye ñu ngi am fula ci lu noo def kay digga da ngeen dee struggle parce que kon nit ñi dañ bëri dee struggle xaalis bu bëri ngeen ci dee dugal nit ñi xamuñ ko xaalis bu bëri leen dee def si musique because li nga solal li nga naan tey man rus naa génn tey ne damaa dugat commercial véhicule si foofu bëgg naa faa ndax ñawkat yi ak design shop si dinañ leen dee upload jox leen bu ba leen sol leen bu free bari na ñawkat ci ñu dee jox ñu dee sol bari na fi dëgg nag bari na because of designer si ñu bari ñu ngee try ñu bari ñu ngee try xam nga because ñu mel ni ay Medun Gueye man xam nga man suma affaire man kooku suma doom baay la li ma def daf si dee bugg a bokka understand nga bari na daal ñoo xamante ne tey soo leen demee ne dama am vidéo clip nii waaye ñoom tamit daf dee méttee ñoom parce que piis bi dañ koo jënda courant lenoo use soo ko am xel ki dafa ñëw ne la lii mu ngi nii naka la booy wax ma rek bul wari man tam naa participer ba ma jox la rek booy ñëwal nga génne benn 5,000 wala 10,000 jox ko mu ñëwal la say outfit ñëwal sa dancer si outfit ñëwal ki actress bi outfit main act bi messenger yéen daal li ngeen war a def daal mooy def leen groupe boo daal yéen foog ngeen gisi amat ba foog am lu war a wàññeeku ci yéen parce que am na keroog ko fi ñëw toog mu ne bu fekkoon ne tey gouvernement bi taxaw na si taxaw bu dëgër ba amal leen musique ci am na lu nga comme yeneen yi ngeen dee fay mu wàññi ko si yéen ñu bind leen studio yéen su ko fekk state bi moo ko moom
su dee da nga war a dem si kenn nga faa fay ay 75,000 privately or 95,000 or 100,000 léegi state bi moo ko moom ñu ne leen ok yow fayal 25,000 xam nga loolu neex na. moom laa laa waxal waaye léegi xam nga lu ñu def ñun ñi si teel a understand ñi si am fula dañ dem jëndi suñ studio dugal suñ biir néeg. Okay. Technology bi léegi dafa passé comme dem enu ay analog bagage analog yu ponkal yooyu noonu ne studio nga teg xam nga léegi technology lan la wax su laptop bi amee sa ñaari speaker yi KRK speaker si dee def ju dee nekk studio bi dafa am special am speaker si yinde pour studios nga am sa mic at sa sound card studio mu ngi noonu da ngaa record soo recordé nga yónnee ko ku nekk Europe wala feneen mu mixal la mu master la ba mu correct ba any kind of music bu ñu teg si àdduna bi suñ ko tegee dinañ mën a teg sa music ñun loolu leen def man tey suma biir néeg fii maa ngi amee suma mic maa ngi amee suma sound card maa ngi amee suma speaker si su méttee ba métti damaa ñëw ni damaa dugal suma biir néeg defar sumay plugins stock o xaaya benn xale bu mun a record mu ñëw muy ma record wala ma sega si di record suma bopp suma pare yónnee Europe ñu mixal ma wala ñu mastal ma because am naa relationship ak producers yu bari good relationship with them so ñun den dem ba understand ñun suñ jugutee yëngatu si kaw dem ba gaa gis ne lii mu ngee dem te suñ su tegutee suñ loxo sa la faa dem kon du dem gisuloo léegi ñu ngi toog di léegi président fu moo demee di toog bay ay artistes ñu ko dem seeti ji mus naa am Gambia Yaya Jammeh moo daan def loolu te loolu ay daf daan am ay artistes daf leen daan oo may leen xaalis sax yes Yaya Jammeh daf daan def loolu waaye comme léegi toog ñu rek ne ñoom ñooñu soxla fu mu nekk nii te dinañ ñëw ñun dem si ñoom wala ñaaka dem si ñoom dinañ gis jéego yu noo def ba ñoom seen bopp dañoo ne lii day ñii dañ leen soxla te léegi ñoom nen toon ne ñëw di xalaat na booy dinañ dem ak ñoom si seen rally yi nii wala dañoo bugg a yu santo artiste dinañ xam ne artiste dañ pare pour liggéey wala dañ pare pour dem nekk ji politicien. kay léegi nag ñu ñëwaat nag ci 50,000 boobu parce que léegi tey suñu time alaawatu ñu amoon na jamono yéen ñëpp complot ngeen ne léegi doo leen fi jëlati less than 50,000 on stage right am na ñoo xam ne waxoon nañ ñu passé loolu am na ñoo xam ne wax nañ lu wadal loolu waaye maa nga woon Gambia maa nga woon ci biir mbéx ba ak jaxasoo bi xaw ma la woon xëj naa miinante wuñ mu xam ne ba ngeen ko defee wax ko ba d'accord mu am ñoo xam ne dañuy laxasu si suuf génnaat si am ñoo xam ne da ngeen wax seen wax ba pare ñoom dañoo dem exiko ñu oo leen mais ni tey yéen foo ngeen dem d'accord ngeen dem booy suñ fa demee ñun 50-50 la ñoo jël duñ fi jël less than 50 ngeen dem egga ba foofu négociation ba am ko wàcca moom jël leen ok nañ leen defi rek man loo leen am ngeen jox ma fekk yéen a ngi dëgër bañ yéen yeneen ñaan ñi yéen a ngi dëgër bañ ne loolu duñ ko def parce que 50-50 lañ d'accord même indi woon xuloo sax yéen seen diggante xaw ma na ko nga si so nañ ñëw waaw léegi xam nga la moo garaaw dafa am ñoo xamante ne nii gis nga music si boppam am na ñoo su nekkutee music sax dafa am ñoo xamante ne nii soo leen gisee loolu dañ njëkk a gis rek mooy fulla xam nga noonu nga dafa am ñoo xamante ne danga leen a gis rek tam ne kii borom fulla la kii du bokk si ay jabaate ay ñi naan naga danga koo jéem a fayantu this amount gis nga nag ñooñu noonu nag façon yi artistes yooyu mooy artistes yi nga xam ne nii dañ structure seen boppa because tey soo nekkee artiste ne amuloo manager teguloo sa tarif soo tegutee sa tarif ku ñëw daf laa enu yóbbu la dangaa nekk xob su la ngelaw buuxee rek nga dem waaye am na artiste yoo xam ne nii tey you cannot pay them anything less than that amount te ñu ngi si biir dëkk bi gis nañ fi plateformes yu bari yoo xamante ne nii dañ leen recently amoon naa fi plateforme boo xamante ne $75,000 leen ma fay ma reject ko billahi wallahi talaay $75,000 ak li ma waxa yoon yi su dee lu dëgg yana bu wax bi jeekali ma reject ko because of okay dama am tarif ma am li ma bugga ne lii laay charge te lii laay am te bugguma wàcca foofu noonu te Youssou Ndour su bëggee ñëw dëkk bi su amut waxaale daf laa ne lii ngeen di fay amut waxaale
because liñ cee daj liñ cee spend te kenn duñu dee dimbali man artiste bu fi taxaw ne soo ma fay 100,000 du ma play kooku buñ ne dafa réew de because xamuleen li moo spend moo dee bari te pour mu recover waat loolu noonu yëpp non déedéet dafa am pour charge lu seer pour mu mun a recover because of video rek more than $50,000 na benn video nga gis ñu charge la 25 wala $30,000. So they can fight and right because they can feel ne foreign artists yi ñu ngi ñëw ñu leen a fay ay millions yéen ngeen laajte rek benn 100,000 ñu leen ko rejectal moo tax yéen ñu ci bari big artists yi ne no we're not going to accept it right. ba pare xam nga lu gën a neex léegi Gambien si daf den door di eew xam ne ok xaalis bi su ñëwee dafa dem de toogu fi Gambien si eewu ne hey there is high time ñu jàppale suñu artiste suñu oote ñu dem uyu ji leen te Gambien audience yi léegi dañoo dem si soo yi booy because xam ne benn $100 boobu noonu bi nga dem jëndee ticket loolu mooy dafa mel ni may nga artiste ba $1 million. ndeysaan dama bëgg a Gambien audience yi ñoo xam ne ñoom ticket yu ñoo jënd noonu ñoom ñoo nekk di defar suñ carrière te ñuy gën a ñëw si suñ soos yi because su noo ñëw suñ soos yi dinañ gën a am fit pour woy parce que kenn xamut àdduna dafa gàtta tànka dafa gudda tànka kenn xamut ndax kenn si ñoom audience yi xëj na sa benn sista wala sa benn mag bu góor xëj na dina mujjee dem ba siya artiste boobu noonu ba after family boobu noonu nga xam ne yéen daan dem soos after ngeen jëriñoo si xaalis boobu noonu artiste boobu liggéey te fekk yow yaa ngi daan contribute si artiste bi so doomi aadama moom si contribute dafa contribute rek nekkut nga ñëw may Royal Messenger benn 5,000 wala 10,000 xam nga Royal Messenger lan la bëgga so amee soo nga jënd 100 ticket maye ko pour nit ñi dem uyu ji ko loolu mooy yokk dooleem mu bugg a def vidéo bul xaar na da nga war a def vidéo fan nga toll su ma rek si li nga nekk dama bëgg nga def lii kaay nañ dem vidéo kan moo lay defar vidéo fay vidéo bi ku ko dem defi ji vidéo lan moo nekk sa problème lan moo laa téye ok studio dem jëlal ko studio ne ko ca liggéeyal loolu mooy mi yokk jom artiste loolu mooy yokk jom doomi adama soo ko yokk jom da nga ñëw ne ko yow de ok Facebook live nga dee def xaaral yow foog naa yow xaaral tab télé tab nii ñu ibil la télé ne la ok télé ngi nii yow tey ku la ibiloon télé di nga tal toog ma ne dinaa yàgga Facebook live xam nga léegi nu ñu ma dee ooyee Facebook soo bàyyi foofu bul laal léegi moom la woon ni waaw li leen def noonu lañ def ñun tamit non déglu ma télé yu bari fii si Gambia bi foo GRTS tey si Facebook live la naan dem online TV da ngaa toog léegi online TV yi bari na léegi gis nga online TV yi bari yi ni tey su nekkoon ne gars yi ñu ngi fi investors yi go and be a partner soo gisee nit ki followers yu am rek su dugalee vidéo ñaata followers la dem nekkal partner at moom ngeen EVTV station Gambia bi dox industrie bi dox xuma du am de waaye gaawul uyuma bi ko sama du gaaw ku nekkaa ngeen naan suma boppa te suma boppa boobu soo ne suma boppa bilaay bés dina ñëw di nga ne ñun fekk nit ña dem nen tegal foofu sa baaraam ahankay waaw dëgg la de suma boppa moo fi bari waaw ñu play nag jël Sponsor a Gambian girl through SAG Foundation. We are placing girls on the path to success through education. Our aim is to realize a Gambia where every girl is given equal access to education to reach their full potential. This is how we do it through our model of affecting generational systematic change. This is Amy. She is not in school, an underprivileged girl excluded from school due to lack of, and she is equipped with all the essential resources to have a quality education. Amy is now making a difference in her community. Amy is now contributing towards the generational systematic change. Education changes everything for a girl. Sponsor a Gambian girl through SAG Foundation. We are placing girls on the path to success through education. Our
aim is to realize a Gambia where every girl is given equal access to education to reach their full potential. This is how we do it through our model of affecting generational systematic change. This is Amy. She is not in school, an underprivileged girl excluded from school due to lack of financial support. The SAG Foundation enrolled her into school, and she is equipped with all the essential resources to have a quality education. Amy is now making a difference in her community. Amy is now contributing towards the generational systematic change. Education changes everything for a girl. Ana Royal? Royal? Yang fa? Yang fa? maa ngi nii ci diggi ñankatang bi kañ. waaw léegi nii foog naa ne suñu waxtaan bi léegi mu ñëw to an end balaa ñu egga to an end nag am beneen woy bu nga xam ne capture na suma attention caught na suma attention so ma ne xaaral ma indi boobu tam play ko su ko defee nag ñu daal di wax ñu ñëw nag ci indi ni show bi nga wax ñu yow nag ci coronavirus bi naka nga foog ne noonu la affecté sa musique ak lan waaw woy bu neexa ngi noonu tamit Actually tragedy la. tragedy la ok waaw moom yaaga ne no moom dañ day def ay affaire man naa moom all the time depuis suñ project bi Jibril and the Messenger benn tey ñu ngi defantu ay project together lu happen mooy ne dafa jël woy Maodo si xam nga leet Maodo si teddu yes waaw Maodo si woyee bi la jël mooy fi mu defee di doon toog bi noonu yal na yàlla sedda suuf si koom so mu gisoon ne dafa bëgg a def idea boobu ma jël hook bi and then moom mu rap si because daf ko war a def si albumam bi so I just came and I did that for him because mom he's a brother you know waaye in normal circumstances su la ko nit buggee def loolu daf la dee fay da ngeen dee fayante not really because dañ dee gis ne ñu ni neen si suñ biir ñun ñoo dee war a mën a jàppalante because music bi dem na foo xamante ne ni suñ jàppalante wutee suñ biir daf day métti so xëj na sa mborom ñëw studio ngeen am nga jënd drink lekka together naan ak yooyu noonu vibe bi rek loolu rek la you know waaye xam nga artiste moom su demee ba biig ba amee na doole comme tey su ma waroon a defa benn Davido track wala ma war a defa benn platinum track wala benn Viviane foofu xaalis daf day génn because luñ dee gis mooy ok kii maa ko ëppa doole kii moom mooy njëriñoo si track bi so dafa am pour fay ma moo tax first thing luñ dee ñu kaa laajte mooy jox ma Twitter account am jox ma Instagram account am Facebook account am pour seet how much followers you have okay understand nga so in most international artists yi soo waree dafa ñoom track dang leen dee fay you know ok léegi ñu ngi ñëw si the end of it léegi wax ñu rek coronavirus bi naka la leen affecté ak naka nga si bëgg a liggéey si sa album bi nga xam ne mu ngi ñëw si corona bi day mooy lembee àdduna bi waaw te stop na lu nekk tëj na lu nekk gars yi mënatul ta def dara sakatuma because last time bi rek dama toog ni rek di xalaat comme naka la nit ñi di dundee because dafa amoon benn voice note bi ma amoon kooku noonu naan call kenn naan ko waaw Ablaye Ndiaye waaw dama bëggoon a xam lan dama ki saala wax na daa bàyyi géwél yi waa kii lan la wax ci géwél yi naka la si daal Sénégalé bi patrinatinam ak kay waaw ngeen na bàyyi na géwél yi so loolu laa jël rek benn dee toog suma saal bi nii rek teg jaasi ne géwél yaa ma yónni gars yi leen sonn tëjul understand so because daf laa óor ne yow fi nga amee mooy foog yëngatu am nga mun a am so métti na torop si artiste yi you know waaye tamit di ko sante yàlla because lii dafa nekk man dama def all the time lii yëpp signs of the time la lii yëpp time boo xamante ne nii yàlla mu ñoo gën a delloowaat si surtout ñu am xel ñi suñ xoolaatee liy xew dinoo xam ne ok yàlla de am na lim ñu bëgg a wax léegi yàlla lim ñu bëgg a wax noonu leen ko gëstu ñu seet lan la
parce que lu bari yàlla daf ko tere waaye yëpp ñu ngi ko daan def te su ma gisee Fatoumata kooku damaa njëkkaa daw langaamu ko xog ko te du sa jabar waaw understand non fu mu nekk moom di nga def noonu non fu mu nekk elbow di nga ko joxe waaye dafa am bam nga soo ñëwee kër soo jugee si mbedda bi day raxasu waaye tam ba bi corona ñëwutoon boobu raxasu duñ ko def dangaa toog cappa ko dugal loxo bakken léegi ñëw nuyu la dëgga xam nga ñëw bu raxasu bi civilisé baa ngi manqué lu baree ngi manqué corona dafa dugga si kañ waaw xanaa ñu gën a setalaat suñu boppa nen gën a set xam nga di ñaan yàlla mu teggi ñu ko nu mu gën a gaawee mu sol si bépp doomu aadama ñi ko am yàlla teggi leen ko gën ñoo may jaama waaw gën ñoo may jaama gën ñoo musal si keesi si noo am si dëkk bi fii nii gën a wàññi affaire yi xam nga te ba pare di wan nit ñi tamit foog ñu muñ su dee gouvernement dafa jël matuwaay ne dafa tëj na nit ñi muñ su waxee taxi driver yi ne taxi driver yi toog leen bëggun passengers yi ngeen a eb full passengers bu moto bi conges neen xam nga ba neen ko wàññi gis naa jos barki démb rek ñu doon strike ba léegi fu mu nekk bàyyi neen leen ñu ngi feesal seen moto yi so social distancing bi nekkul di happen léegi nekkul di am si biir dëkk bi waaye foog ñu gën a matu moytu daal jël ay matuwaay loolu laa am pour wax waa àdduna you know léegi loo bëgg a tëjee nag lu ma bëgg a tëjee xanaa dañ julli ji because jël nga suma time bi mënuma julli ji ahankay ey waay baal ma àq boole ñu ci ñaan bi ndax yàlla boole ñoo baal fu mu nekk nii waaw fu mu nekk nii fu mu nekk nii timis bi romb na te julli wuñ ko ey waay dinañ ko julli kon nag kontaan naa si sa ñëw bi rafetlu naa ko trop di la wish good luck si nga xam album bi nga xam ne moom ngaa waaj a launch of course tey su ne dañoo compté 10 big artists yi nekk Gambia duñ la ci mën a génnee foog ñu boole la ci because you're one of them and gis nañu sa music yaa ngi def lu nice di la ñaanal nag fi ngeen bëgg nag musique yi Gambie égal yeneen ko fi yàlla égal kon nag jërëjëf ñu bàyyi la nag nga tàggatoo te xam naa ne di nga ci boole sa yaay am na kuy laajte ndax may loo pour wax sa turi yaay parce que yaa ngi ne si askan géwél la bokk te moom it géwél la mu ne ngeen laajte sa turi yaay waaw moom xanaa moom su la yoo nga jox ko suma nomba dinaa ko wax suma turi yaay suma axankay waaw tey dafa mel ni dama ko send message mu ne ko foog naa ne su bëggoon a tudd turi yaay na ko tuddal si beginning bi anyway waa jekkali waaw moom jox ko suma nomba rek wax ko ne waaw gars yi dinañ ko mën a understand waaw acca tàggatool ñoom leenandoo jox sa shout out ñu dem thank you very much, everybody. Thank you very much, Lena and my team and everyone supporting me. Thank you very much, world. Thank you very much, all the listeners and all the viewers. And thank you very much to those that has been following Royal Messenger from day one. I'm definitely thanking you guys. Jërëjëf waaw yal na yàlla fay rafetal te gën ñoo dimbale raxas suñu xol yi defar suñu toogin yeeg suñu taxawaay yi defal ñu jàmm. amiin ma ne ko yal na fi ceebu jën yàgg. ay waay ñu def ci ndax nag yëpp ñu def fa naka suul ba bëggëj yëpp. ma ne ko ñoom bëggëj. jërëjëf Royal thank you so much. appreciate naa sa ñëw bi. kon yow tegal foofu noonu man ma close tegal foofu noonu. gaañi yéen mi seetaan kooku mooy Royal Messenger gis ngeen ko he's interested Gambian artistes yi mun naa ne sax ñëpp a interested kon ni ma ko waxee woon rek Elite Media nañ try invité nit ñi bëree bëri nag dañ am a good line up buy ñëw fanaa ëllëg am nañ Ibrahima Niass am na ku moo am na gan bu moo indiwaale ëllëg gannaaw loolu dimanche tamit gis ngeen ko génne naa leen ko ñu waxtaan ak suñ community leaders yi some of them si UK ma kontaan lool ci embassy bi nga xam ne ñoom nangu nañoo partner ak man pour ñu def waxtaan boobu noonu because comme ni ma ko dee waxee rek there are a lot of stuff lu nga xam ne mu ngi affect society mu ñoo affect ñun as Gambien surtout ma si bitim réew nekkut ne li ñuy affect Gambie rek foofu lañ ko war a emale te di ko waxtaanee waaye how about ñun mi nga xam ne ñu ngi fii especially si xam nga léegi documentation social issues mun ngaa wax si ne tamit sax ne divorce ak yooyu yëpp soo la amee seen questions pour laajte ko Sunday seen leen ma questions yi rek nga xam ne Sunday dinaa ko laaj gars yi on your behalf xam nga jarut nubu because yéen ñi na xam yéen seen community leaders yi ngeen gis si flyer bi noonu xëy na amal ngeen leen questions pour laaj leen ko so seen nañu ko maa ngi sant yàlla rek ne am na ñuy send in questions pour ñu laaj ko gars yi jërëjëf nag kon nag dig naa leen dajee ba beneen yoon jërëjëf Jumaa Mubarak
sponsor a Gambian girl through SAG Foundation. We are placing girls on the path to success through education. Our aim is to realize a Gambia where every girl is given equal access to education to reach their full potential. This is how we do it through our model of effecting generational systematic change. This is Amy. She is not in school, an underprivileged girl excluded from school due to lack of financial support. The SAG Foundation enrolled her into school, and she is equipped with all the essential resources to have a quality education. Amy is now making a difference in her community. Amy is now contributing towards the generational systematic change. Education changes everything for a girl.